yëngu bu ñu sukkandikoo ci waa météo mi daal di dànkaafu ñii di mool yi ne fukki fan jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru février bi. Mbaye Sarr moom ab mool la ñu teewlu ko ci mu leeral ci ak Njéeme Ndaw ci téléphone. Mbaye Sarr ñu may wax begg ndeegul moom it ñu wax ci wàllu li nga xam ni mooy abri provisoire yi ca diwaanu Sédhiou lycée boobee di nekkee ca Tanaaf am na jafe-jafe ndax nag ndand foy la kaaraange ga matalewul tax ñu dëkk te dëkk ba di ci woo nguur gi ngir mu jël ci ay matuwaay. Lamine Bayo la ñu fay fekkee mu jokkoo ci ak ñi nga xam ni ñooy jàngalekat yi kenn ci ñoom ñu teewlu ko. abri provisoire yi defe naa ñun ñi nga xamante ne doomu Tanaaf lañu. wax naa ko fépp ne amuñu ci gàcc ndax dafa di loo xamante ni du Tanaaf rek la amee ci maanaam ci réew mi yëpp la amee foo jaar ci lycée yi nga xamante ni surtout yi ñi mujjee créé ñoom ñëpp daanaka ñoo bokk jàngoor boobu maanaam ay abri provisoire ñoo fi dëkk ñi nga xamante ni état amagul moyen pour tabaxandoo lépp benn yoon mais xam na ni ñu ngi góorgóorlu daal mais te ñaan ni yàlla aussi ñu teel a jot ci lycée yu bees yi nga xamante ni ñu ngi koy tabax fépp. ñun aussi waa Tanaaf ñu am ko parce que boo seetee ñi nga xam ne dañuy faral di dugg ci réseaux sociaux yi ay Facebook ay WhatsApp ay affaires yooyu da ngay faral di gis image yi ñuy woon ne d'habitude ci abri provisoire bi pour xaw a nasaxal xelu nit ñi wala diaboliser toujours bu Tanaaf bi la ñu wone toujours Tanaaf nga la ñu wone gisoon nañu fi benn reportage boo xamante ni benn télé aussi defoon na ko fi boo xamante ni Tanaaf yi la amee donc ñu ngi koy naqaru di koy méttilu bu baax a baax mais jàpp nañ ni bu ñu doxee yëf yi ku nekk ci waa dëkk bi ak position boo mënta occuper mu position politique wala position administrative ak loo mënta yëngu def naa ku nekk am nga say relation te buñ ci taxawee ñun ñëpp gëm naa ni balaa yeneen at moom su ma ne mu ñëwee maa ne balaa 2022 wala 2023 mais jàpp naa ni moom mën nañ ñun ñëpp buñ ci jàppee mën nañu am lycée bu bees. kooku ñu doon teewul di kenn ca doomu dëkk ba Léonce Nazi Zale doon addu ci wàllu abri provisoire yi nekkee ca diwaanu Sédhiou rawatina gox ba ñuy wax Tanaaf ñu des ci am njàng bàyyi yoon lu ñuy tàggat la ci wàllu paj mi dina ak ay étudiante ak étudiant ni jafe-jafe yi bari na système LMD la ñu bëgg ñoom infirmier yooyu ñu dugal leen ci nu mu gën a gaawee ndax lim leen di xañ ci seenu avancement bari na teg nañ ci nag ni seen bëgg-bëgg buñ ci amul ay matuwaay dinañu bank seen loxo gedd lépp luy jongante ci fan yi ñu dëkkmal kenn ca ñoom la ñuy teewlu Cheikh Tidiane Ndaw lay wuyoo ak suñu nattaangoo Moussa Sène moo taatani kàddoom. te kuréel bi ëmb étudiant en sciences infirmières et obstétricales muy kuréel gi nga xam ne moo ëmb lépp luy étudiant ci wàllum santé ëmb sage-femme yi ëmb infirmier ci wàllu njàng mi nekk ci 14 régions yëpp moo xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci formation bi ak ñi nga xam ne génn nañ moo xam privé bi la ak public bi ñun ñëpp nag duñu booloo fu mu toll nii pour xeex donte bëri nañ ay problème bi ñu gën a soxal mooy l'application du système LMD maanaam ñu bokk comme yeneen koor yëpp ci njàng mu kawe mi loolu mooy suñu objectif te mu tax tey ñu ñëw fii nii moom mooy Sénégal dafa bokk ci pays benn organisation bu ñu naan CEDEAO ñu signé benn convention boo xam ne lii mooy préambule bi signé par le directeur de l'OAS organisation ouest africaine de la santé lii mooy préambule bi signé un document administratif qui est légal pays yi bokk ci CEDEAO yëpp appliqué ko sauf le Sénégal rek moom mooy pays bi nga xam ne moo bañ a appliqué lii di convention bi adopté ñoŋal njàng bi nga xam ne moo jëm ci wàllum infirmier yi ak sage-femme yi tey Abdoulaye Diouf Sarr ñu koy mettre en garde ak ses poulains que ñu appliquer le système LMD avant avril moom mooy suñu kii suñ ko deful nag dañ passer à l'étape supérieure maanaam dinañ jàmbaarloo ak ñoom suñu supérieur ñu ngi ci am ay documents yu leer yoo xam ne dañ ci daan nekk di dang-dang yi ñu leen di dikk di yóbbu ay lettres ministère di yóbbu ay lettres présidence fu nañu fay dugg fu mu toll nii nag dañoo sonn dañoo taay dañoo damm dañoo dee. ñu wax ci mbirum Ousmane Sonko ak li nga xam ni ñu yëngu ci àq ak yelleef doomi aadama bokk na ci fondation Africa John Center Alioune Tine moo ko jiite ne mbir mi dafa wóoratul sax ci Sénégal rawatina lu mu jëm ci wàllu état bi waaye ca penc ndaw réew ma xeeb na seen taxawaay ne fa leen nguur gi rëddal rek fa la ñuy jaar ñu teewlu moom Alioune Tine mu jokkoo ak xandoon ci leeral. nit ki doo ko yàq naan sàcc la parce que léegi loolu la ñuy def opposant boo xam ne gis nga ne dëgg-dëgg mën na laa sonal rek nga ne xaaral ma seet lan laa koy ma jeex bu ma jeexee ba gis dara def nañ ko Karim maanaam ñu ne Karim sàcc la dañ koy tëj def nañ ko kii di Khalifa Sall ñu ni sàcc la dañ koy tëj léegi ñu def ko kii di Sonko
ñu ne waaw kii moom violeur la xam nga boo amee opposant nga criminaliser ko noonu mënoo am démocratie boo xam ne day dox démocratie ñi nga xam ne ñoo koy séq ay nawle lañ ñi koy séq dañu war a respectante mais bu fekkee ne da nga am démocratie boo xam ne képp ko xam ne jóg na te mun na laa nasaxal rek nga daal di ko sànq bu boobaa suñu démocratie day nërmeelu te loolu moo am li ñuy wax ci assemblée nationale xam nga assemblée nationale du fekkee ne lañ fay def xam nga na mu tëddee amaguñu assemblée nationale bu mel ni bi nga xam ne moom la américains yi am nga xam ne Trump bi mu ne gaayam yi dem leen ñi nga xam ne ñoo farak moom ak ñi ne ci institution yi ñoo ko ne yow li ngay def de baaxul waaw ñu ko li ngay def baaxul yow lañ àndal ñoo bokk parti waaye Amérique ñu la gënal institution yi ñu am ñoo la gënal te yoon mu ngi fi te yoon dañ ko war a topp bi Trump ne dañu sàcc sama élection yi mu am ay procureur yoo xam ne ay républicain lañ ñu ko Trump ne woo ci yoon bu ñu amee justice boo xam ne mel na noonu ñi dinañ am yaakaar am kóolute ci mbir mi bu demee ba ci pandaw ga waaye bu ñu demee ci réew ba nga xam ne loolu amatu fa maanaam état de droit nekkatu fa justice nekkatu fa droit nekkatu fa. ñu des ci mbirum Sonko ba tey ca Bignona foofa ci diggante altine jàpp talaata ñu bokk ci parti Pastef doon fa manifester fukk ak juróom dañ leen a tegoon loxo ci ñoom ay ndaw lañu utal lañ leen benn avocat ngir mu layoon leen ñu teewlu avocat maître Amadou Sow lay wuyoo ak Amadou Khalil Diémé ca Bignona. président Ousmane Sonko moo ñu yónni woon Ziguinchor tey ngir xale yi nga xam ni dañ leen jàpp ci manifestation yi amoon mardi. ñu ñëw xool leen ndax lu ci mënti am manifestation yi jàpp nañ si ay xale yoo xam ne ñun si liñ jàpp defuñu foon yàquñu woon tojuñu woon te boo xoolee si dossier bi ba léegi toppeewu ñu ngi yàq topp léegi nag bi ñu 15 xale fukk ak juróom bi ñu ñëwee dem nañ waxtaan ak ñoom section de recherche bu Ziguinchor gis nañ leen ñu sol ku nekk benn short loolu lañ leen fekkee dañuy wax te yàlla tax gis nañ leen aussi soluñu masque gis nañ leen aussi ñu def leen si ñaar wala ñetti cellule 15 personnes kon foofu noonu jamono yi ñuy wax nañu moytu mbas mi geste barrière li ñuy wax moytonte ak sorante comme mag yow ni ñuy jéem a def nii 1 mètre ñu def ko suñu diggante au moins man solo masque sax mais 1 mètre ñu ngi koy respecté ñoom amul foofu léegi nag foofu gisuma fa gel ñun bi ñu ñëwee proposé ñu ma gel muy loo xam ne ñaawlu nañ ko ndax lu si am mënti am seen wér-gi-yaram dañ ko war a saytu ak di ko topp am na si kenn koo xam ni grenade lacrymogène moo ko dal ci kanam nee nañ faj nañ ko mais ñun faj bi ñu gis noonu ba ñun jàpp nañ ñu doyul li stop nag si dossier bi waxtaan nañ ñoom ñi am na si ñoo xam ne sax am na koo xam ne da doon génn di añi bi mu añee ñu jël ko mu génn rek fekk affaire ñu jël ko noonu xale yi ay xale yi yoo xam ne ñenn ñi dañoo jàngi woon wàcc am na si ñoo xam ne nag ñoom dañu joxante woon rendez-vous fenn pour dem daje fa bu ñu dajee nii rek coordonné ba xaw lii ñu dem def seen point de presse fenn ordinaire déclaration de presse ak ay journalistes comme ni ñuy def ni mag yow waxtaan fàttali feddali seen kóolute ak seen ànd président Ousmane Sonko naqarlu ko jàppale ko ci jafe-jafe yi mu nekk nii ak ci xeex bi moo tax ñu daje woon nañ daje fenn dañu waxante woon bu ñu dajee ñu xool nu ñuy def dem taxaw fenn waxtaan waaye li ko yàq mooy dañ dem jàpp seen leader ki ñuy wax Lamine Badji muy professeur espagnol bu responsable koo xam ne bi ñu koy jàpp sax ak ñi mu àndaloon ñoom ñu ngi jéem a calmer quelques manifestants naan leen nañu toog nañ def nañ daje bu ngeen yooxu bu kenn def dara si loolu noonu lañ leen fekkee daal di yàq seen coordination boobu noonu moo indi lii yëpp. ci wàll woowu la ñuy des ba tey ay kilifa diine daan wax bokk na ci kàddug maam Abdou Aziz Dabakh sëriñ Abdou Lahad Mbacké wala Yacine Thiandoum saa suñu mosaan wax bu réew mi yëngatoo ñu déglu leen mbirum Karim Wade jaar na fi Khalifa Sall xëy na ñaan nañ ca njëkk kenn déggalu leen lan moo tax askan bi jot nañ cee jéem a tontu ak reportage yu Serigne Gueye. assemblée bi def noonu. nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. waaye ku dem ca kanam président Abdoul Aziz Ndaw bu ba liir projet bu dul dëgg. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waaye bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. kàddu yi ni mel di yu am solo yu daan dalal askan wi jamono ju Sénégal nekkee ci ay rëngi-rëngi waaye seetlu bi moo di kàdduy kilifa diine yi wàññeeku na lool lu ñu koy dégg Malick Niang. sëriñ si bu ñu waxee moom man gëm naa ni lu bëri à 80% li xew dina wàññeeku mais fi mu toll nii loolu la ñuy xaaral guide religieux yi ñu vraiment ñu impliqué wu si affaire si dëkk bi. manifester ak jàppante Sénégal dundati ko altine juróom-ñetti fan ci weeru février Souleymane Diédhiou jàpp ne warugar la ci xalif généraux yi ak nitu diine yi ngir ñu àddu ci. il faut ñu wax parce que ëllëg ils sont responsables parce que ñoom tey ñoo représenté yàlla ñoo représenté Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañu wax ngir yàlla bi duñu wax nag diw dañu wax bu am ne ki fii Sénégal kenn du ko taal.
suñu leen déggatul dafa fekk ne wax nañu ci affaire Khalifa Sall ak affaire Karim Wade te kenn dégluwu leen suñu sukkandikoo ci kàdduy Simon Ndour. xam nga aussi kilifa bu fekkee ne dafa war a wax après wax kenn dégloo ko mu waxaat kenn dégloo ko mais par la suite lan lay def day noppi parce que jàpp ne man faale wuñ ma yow nag boo nekkee mag kenn faaloo nga jàpp sa bopp ah mais actuellement daal vraiment gis nañ yoo xam ne jëmul kër. Simon Ndour dellu si ngir di xamle ne. te kilifa yooyu dañoo déggoon seen wax booy dañ daan dégg seen wax mag ñi tam pareillement mais actuellement dañoo tumaranke yar dama yaakaar ne problème boobu aussi am na ci. kàdduy kilifa diina yooyu di gën di wàññeeku ci jamono ji Sénégal di dund ay tension ak i rëngi-rëngi citoyens yi di sàkku ci kilifa diina yi ngir ñu àddu ci mile mbir balaa daayuk rëngi-rëngi gi di jalaw. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waay bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah yàlla. Serigne Gueye ñu wax ci wàllu mbas mi ak tolluwaay bi tey ci ajuma ji nii la ñu ko tëralee ni nag mu ngay gën a yeeg di ñollax ndiku rek di wéy 400 ak juróom-benn fukk ak ñaari cas am nañu ko ci ajuma ji 200 ak benn mooy cas yi nga xam ni ci contact yi la bu dee nag transmission communautaire bi ñu ko wàll te xamuñu fu ñu ko jëlee toll nañ ci 200 ak juróom-benn fukk ak benn fukki doomi aadama ak benn faatooti nañ ci benn bis lu mat juróom fukk ak juróom-benn. nekkee ci service de réanimation hôpital Fann ak principal ñu wutali Colobane ak njeexitalu mbas mi ña fay jaay fëggi jaay ni jafe-jafe yaatu na fa seeni poos bënn na dañuy foraatu taaba ñaareelu mbas mi da leen a gën a nërmeel te sax li ci dolleeku mooy marché luuma yi ndax bu ñu demande ñu fort dara nguur gi daal di koy dakkal moo ne woon nañu dund ak doomu jàngoro bi kon nañu jël ay matuwaay te bàyyi leen ñu wéer seen liggéey ñu teewlu ci aji Ndey Kuna Jeey moo fa dem. xumbaay ak mumbaay lu ñu nemmeeku la fii ci marché Colobane fëgg jaay bokk na ci li ci gën a fës ci yenn magasin yi. njëkk ba 8 heures marché bi day fees dell boobu bee sa plat fekk nit ñi rang ngoon gi heure bi nii day fees dell mais fi ne nii 17 heures la ñuy wàcc clients yi nga xam ne ñoo daan jóge ci régions yi ñëwatuñ ñu ci bëri ñoo xam ne dañu yoroon ay petits magasins di taqale perte nañ ñun ñi nga xam ne ñoo daan andi bagages yi muy jóge bitim réew bagages yi ñëwatul. li ko waral mooy tubaab yi nga xam ne ñoo ñu ko daan jox ñoom ñëpp dañoo am problème ñi ciy soxnaku néew di nga xam ne ñi ngi indi état teg na leen loo xam ne mënatuñu avancé. wante jamono gii nga xam ni mbas mi moo ngi wéy di jaabajonge seenub liggéey moo ngi sooxe. ay coronavirus bi ay fëgg jaay bi xanaa di ko jéem a jànkonte ndànk-ndànk. waaw wax dëgg am na ay gàllankoor yu métti suñu liggéey moom gàllankoor yu métti xanaa ñu jéem a jànkonte rek ndànk rek xam nga waaw loolu daal lañ jéem a jànkonteel nii. dogal gi nguur gi jël jëmale ko ci luuma yi yokk na ay jafe-jafe ci seenub liggéey. bu njëkk boo daan jaay 500000 léegi mënatoo jaay 50000. mënatuñoo liggéey marché yi hebdomadaire ni yëpp tëj nañ ko te ñun petit commerçant bi nga xam ne si moom mooy jënd di dugg ci kër yi di ambulant bu liggéeyut ñun duñ mën a liggéey ndax kooku moom mooy ki nga xam ne moo gën a am important ci fëgg jaay mooy ki nga xam ne day yor benn 5000 am wala benn 7000 am dem jënd ci ñetti morceau wala ñeent dem dugg ci kër yi jaayaat ko kooku bu xëyee suba mooy ñëwaat fekk ki jënd bal bi dagg ko mu jëndaat ci moom kooku mën a am xaalis ñëw jëndaat ci commerçant bu mag ku ndaw kooku nag lañ indil problème moo tax ki nga xam ne si moom mooy indi marchandise mënatut a jaay ndax ku ndaw ki nga xam ne mooy jënd di yóbbu détail bu jaayul du ñëw jënd ci grossiste bi tam du ñëw jënd ci indi conteneur bi comme borom conteneur bi du mën a indeeti loolu moo bloqué affaire bi. ci biir magasin am lañ ko fekk mu toog Cheikh moo ngi ñaan Macky Sall mu bàyyi nit yi ñu dund ak jàngoro ji ni mu ko waxee woon. lu ma koy ñaax bàyyi nit ñi ñu dund ak feebar bi parce que sibiru mu ngi fi di rey lu bëri sida bi moo fi gën a yàgg comprendre nga yooyu ñu gën a nekk ay danger ñu ngi dund ak moom nañ bàyyi nit ñi ñu dem dund ak moom mais feebar bi waxu ko ne ko man par marché samedi laay génn wala par marché dimanche wala par guddi laay génn bëccëg ma dem tëdd ji. mbas mi sooxeel na liggéey yépp ci secteur bu ne jaaykati fëgg jaay yi rëcc ñu si lu ñu mel donte sax jàppandi nañ ci seenu client yu néew ñoom ñoo ngi ñaax nguur gi mu gestu leen. xibaar yi bitim réew Fatou Bintou Diouf lañ ciy àndal.
ñu daal di door xibaaru biti réew yi ak tukkib nemmeeku bu njiital réew bu Djibouti Ismaël Omar Guelleh dina daal di dajeek Emmanuel nag Macron lañ nar nag waxtaanee dana bokk ci ay ponk yu bëri ci diggante jëflante nag ñaari réew yee gannaaw nag ba nga xam ne lu bëri daal dina nag xajamal diggante ñaari réew yi ci wàllub jëflante waaye nag dinañ ci daal di toftal ñoom ñaari président yooyee waxtaan ja nga xam ne nag moom réew bu Djibouti am na ay rëq-rëq jamu daal di am ak rek ay réewu Afrique lu ci mel ni nag Éthiopie jëm ci wàllu nag Tigré ba si sax daal di cee nag toftal l'Érythrée waaye nag ñu fàttali moom njiit réew bu Djibouti di Guelleh ci nekk na nag candidat juróomeelu mandat fi ci atum 2021 bi ñu nekk nii mu doon nag ay élection ya nga xam ne kujje politique bi dafa nara nag boycotté moom nag ci jamono ji la muy daal di amal fële ca France dana tax ba mu daal di sàkku ci ñooñee ñu daal di ko jàppale ci yooyee nag élection buñ fa jógee ñu daal di nag waxtaanee lay xew ca Birmanie gannaaw nag ba nga xam ne daal di nañu teg loxo Aung San Suu Kyi fitna yi nag ma ngay wéy ci réew bile waaye nag bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango ya nekk ca RFI boo ottu rek fitna bi dafay gën di wéy ca réew bu Birmanie ndax rek ay manifestants ñoom dañoo taxaw temm ngir rek l'armée bi daal di wàññi loxoom jëm ci fitna yi nga xam ne nag moom lay wéyandi ci biir réew mi waaye nag li nga xam ne nag mooy bàyyandiku yenn ci ay prisonniers taxul benn yoon ñoom ñu deltu gannaaw. ñu jeexalee xibaaru bi ci réew yi ca États-Unis waxtaanee nag li nga xam ne mooy procès de destitution bu Donald Trump gannaaw nag bañ koo tàmbalee ñetti fan a ngi ak léegi bëri na nag ay dossiers yi nga xam ne daal dinañ ko teg ci table bi ngir wan ni moom républicain bile waaye tamit nekkoon jiite réew ci États-Unis loxoom takkee na ci fitna yi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko nag ca Capitole ba fu mu nekk nii nag ngir mën a seetal deram ña koy layal si jamono ji nag niki vendredi bi ñoom la ñuy xaarandi ñu tegum ci kaw table bi luy firndeel ni moom Donald Trump takkewu ci. Cheikh Tidiane Gomis nuyuwaat naa la. Ndeye Coumba Diop Kane fay naa la. tàggat yaram ñu dooree ko ci wàllu football éliminatoire ñi amagul fukki at ak juróom-ñaar Sénégal ak Mali ci Maroc la ñuy waajal 2021. waaw ñoom ñaar ñoo mujjee qualifié gannaaw bi ñu daanee kii di Mauritanie ak kii nga xam ne mooy Guinée-Bissau ñoom nag ñooy jàkkaarloo ci suba ci samedi bi pour xool kan moo ci champion ci li nga xam ne mooy UFOA. donc nag ñoom ñaar ñooy daje waaye nag ñoom ñaar ñëpp qualifié nañu dinañu waajal li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique des Nations U moins de 17 ans yi di am fële ca fii nga xam ne moom mooy Maroc ñu delluwaat ci match yu jogante démb yi diggante Sénégal ak Guinée-Bissau ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Ndiaye. gaynde sénégalais yi qualifié nañu ci CAN U17 2021 bi war a amal fële ca Maroc gannaaw ba nu daanee Guinée ñeenti bal ci dara ñoom guney Malick Daaf yi ñoom sax nañu jàpp ni ci xaaj bu njëkk bi ci jongante bi la ñu résumé match bi rek daan Guinée ñaari bal ku dugal bi yi nag di Famadi Traoré gannaaw ba jongante ñaar fukki simili ak juróom-ñett ñeent fukki simili moo di ñaa feelu ko ñu teg ci juróomi simili ñu dem ca noppaluku bi ba nu dellusee ci noppaluku bi ñoom guney Malick Daaf yi yokk ci xar mi karaw juróom fukki simili ak juróom Ibou Sané ak Mam Faye dugalaat muy ñeenti bal ci dara noonu la match bi jeexee Sénégal ñeent Guinée amul tous waaye ñu fàttali laata loolu ci waxtu wu njëkk wi ci demi-finale yooyu Mali moom it làpp na Mauritanie juróomi bal ci benn moo waral fu mu nekk nii finalu samedi gii aju ci tournoi qualificatif UFOA dina dox ci diggante Sénégal ak Mali mu nekk match bu ñëpp di xaar ndax bu nu seetee seen jaar-jaar waaye ñuy fàttali rek Gambie ak Sierra Leone ñoom ci tournoi bi dañ leen ci jàppoon ñuy def naka su dul noonu ndax ñenn ci seen ndaw ñi dañ leen dugal ci jongante bi nga xam ne nañ ko jagleel ñi am lu yées fukki at ak juróom-ñaar waa CAF nee nañu ñenn ci seen gune yi dañoo am lépp loolu moo waral rek dàq leen ci compétition bi. Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. kon Cheikh Tidiane Gomis ñu wax ci wàllu football Coupe d'Afrique des clubs Teungueth FC moom ak Jaraaf ñooy laale ci njeextalaayu bis gi la. waaw di léegi ñoom ñooy dem uti ab ndam ci Teungueth football club mu nga ca Tunis Espérance bu Tunis lay dajel bu subaa kon nag ñu xool tableau li nga xam ne moom mooy lii di jongante yi Espérance mooy dalal Teungueth football club ci première journée phase de poule Ligue des champions.
kon nag ñoom ñooy daje foofu ca Tunis ci samedi bi lay amee ci dimanche bi nag la Jaraaf di dem jouer ak ki nga xam ne mooy Platinum mooy benn équipe pour Zimbabwe loolu rek ci barrage la barrage pour mun a dugg ci phase de poule coupe CAF kon nag jogante yaa ngi nii bu subaa lay am ak dimanche. nga koy dalal ñu des ci football championnat professionnel Ligue 1 bi jàmbaar moom mooy jóge fii dem Louga daje ak waa Njàmbur. waaw loolu nag mu nekk jogante boo xam ne ñu ci bëre jogante boobu la ñuy xaarandi gannaaw bi nga xam ne Tëngéej ak Jaraaf génn nañu dem jouer di Coupe d'Afrique mu jogante bu rëy boo xam ne kii di Njàmbur bu Louga nekk équipe nag bu taxaw nag équipe bu mag bu taxaw dégg nga boo xam ne mu ngi daje ak jàmbaar. kon nag ñu xool tableau bi jongante yi di am juróomi benn mooy am suba ca Alsane Djigo AS Pikine moom moo fay dajee ak SNEPS bu Thiès. wax naa ko léegi Njàmbur ak Jàmbaar Dakar Sacré-Cœur Casa match baa ngi am Alsane Djigo Stade de Mbour Petite Côte kooku nag derby de la Petite Côte la kon nag Génération Foot NGB ñaari tali lay daje NGB moom dàq na entraîneur bu bees mooy toog ci banc bi xamaguñu kan la kon suba lañ koy ñam waaw suba la ñuy ñam waaw kon nag mu ngi noonu jogante yooyu mooy am ci Ligue 1 bi ñu daal di wax ci Ligue 2 bi ñëpp nag xel yi wala sax gët yi mu ngi ci Linguère waaw Linguère nag Ndeye Koumba Diop kan li waral ñuy ñëpp teg ko bët moom mooy équipe bi daal moom mu ngi wane boppam ci Ligue 2 bi ñoom nee nañu yéeg rek waxuñu dara lu dul Linguère dafa war a yéeg nekk Ligue 1 waaye nag ñu ngi koy wane ci terrain bi nag ñu ngi koy wane ba tax na ñu ngi daje nag ak Africa Promo Foot ñu ñëw ci programme bi kon nag benn match mooy am ci li nga xam ne moom mooy ci samedi bi kii di Demba Diop mooy daje ak Kër Madior ci Fodé Wade Saly lay amee ci dimanche bi nag Ouakam mooy daje ak EJ Fatick Port Autonome de Dakar mooy dem fekki Guédiawaye Football Club match baa ngi amee fële ca Ibrahima Boy ca Njaareem Sonacos moom mooy daje ak Renaissance match baa ngi amee fële ca Saly Fodé Wade kon nag Amitié FC mooy daje ak Duc fële ca Thiès jamono bu Fatick dalal Thiès FC. ñu wax ci wàllu basket bu ñu jeexalee football bi championnat national bi bu dee nag ci wàllu góor ñi am nañu jongante. waaw xam nga nag borom mbaxane yi maanaam takk der yi seen ñooy daje seen biir takk der yi diggante Douane ak Asfa ci wàllu basket kon nag ci dimanche bi ci stade Marius Ndiaye waaye nag doole yi nag tool waaw doole yemul waaw doole yemul parce que lii Asfa amagul victoire te Douane ñu ngi ci yoon waaw Douane mu ngay gagné rek te moo nekkoon ñetti yoon champion d'Afrique champion du Sénégal kon nag mu ngi noonu xam nga nag mu ngi ci doole bu taxaw waaw ci gis nga nag moom mooy jeune gis nga yeneen jongante yaa ngi nii léegi nag ñu dem ci beneen tableau bi dinañ gisaat yeneen jongante ñu xool ne Duc moom tamit day daje ak bopp foofu tamit doole yemul Duc moo mën xam nga basket moom doole day feeñ waaw Tëngéej nag foofu saltige mooy daje ak SLBC Ray daje ak Ville de Dakar ci fële ca Thiès ginnaaw bi ci jigéen ñi ñoom it dañuy jongante waaye waa Saint-Louis basket club Ville de Dakar la ñuy dajeel waaw loolu nag match bi nag loolu nag nee nañu nag doole foofu rek doole daa yem. waaw foofu moom doole daa yem diggante kii nga xam ne moom mooy Ville de Dakar. ak Saint-Louis basket parce que. ñu xamante lañ. waaw ñu xamante te xamante nañ lool te nag booy xoolaat ñett ñoo fiy favori. Duc Saint-Louis basket club. ak Ville de Dakar. ñaar ñaa nga foofu. voilà kon ñaar ñi ñoom ñooy daje. kon nag mu ngi noonu jogante yaa ngi ñu xool beneen tableau bi yeneen jogante yi. gis nga nag saltige moom mi tamit. te Tëngéej mooy daje ak UGB bu ñetti waxtu jotee. GA UCAD lay dajel. kon nag mu ngi noonu jogante yaa ngi nii. jeex na kon Cheikh Tidiane Gomis fi ngay tàggatoo benn ponk moo ñuy dese ñu ànd xaar ko muy yéenekaay ak Omar Bun Khattab Gueye.